mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci ñaari baat yooyu ñu dégg ci langue bi di amnistie naka noonu it grâce baat yooyu la muy tekki ak it nañ ko tëggee ci suñu charte réew gis-gis baak ñi nga xam te ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu wi ginnaaw ba ko njiitum xew mi di président Macky Sall yëkkatee bu yàggul dara de ko ci njoxte ci Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade daañu leen ko jukki ci xibaar yi dana ca bokkit coow li wëreegul ci contrat bi dox ci diggante ñii di waa Star Times ak it ñii di waa Ligue Pro te ñii di waa Excaf jëbal ci ab plainte gis-gis waa CNRA ci wàllu wi naka noonu it Sayer Seck mi jiite ligue professionnelle bu réew mi ginnaaw ab ndaje ba doon amal ni ki démb daañu leen ko jukki ci xibaar na ci bokkit njiital maire bu yees bi di Abdoulaye Diagne mi taxaw temm ngir falaat njiitum réew mi di le président Macky Sall ci élection présidentielle yu atum 2019 fas yéene amal ay tournée fépp ci réew mi ngir fexe loolee ant waaye te addu ci ndongay nekk ci privé bi te ñu dàq leen jamono ji seenub gis-gis ak dalal xel ga war loolu yëpp dikk nañ ci daan leen ko jógee ci xibaar yi boole ci it quartier bi ñu dippe ay kuli nekk ca Tiwaawoon di ab taarix bu dox ci digganteem ak Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu anhu askan wa fa dëkkee di dikkaat ci taarix bi waaye te fësal jafe-jafe yi mu làmbo muy gox bi jëm ci wàllu assainissement sàkku ci taxawaayu kilifa yi daan ci ànd ak suñu ndaw di Codé Ndiaye ma ñu teewal jamono ji ca gox ba ponk yaa ngoog mbokk yi topp leen ñu daal di ko yaatal. mbokki xibaar yi ci digg bëccëg bi ñu koy dooree ak wàllum politique dañu koy faral di dégg di ñaari baat yooye di amnistie ak it grâce baat yooye ana lan la muy tekki te it bu ñu ko yëkkatee jamono ji ci kàddu njiitum xew mi di président Macky Sall bu yàggul dara di njort ni bu ñu ko falaatee ci boppam réew mi mënees na xëy na dàkkut mbirum grâce wala amnistie ci ñaar ñooñee di Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon dikkaat ci solo si ñaari baat yi naka lañ ko war a mën a déggee suñu charte réew naka la ko tëralee dañ ci ànd ak suñu daw di Chantal Badji ci ay leer. ginnaaw ay daan yi ñu mën a tekk ñi nga xam ni dañoo jàmmarloo ak yoon ñoom ñi léeg-léeg ñu mën a am ay faveur yoo xam ni yoon da ko tekk mu mën a tax ñu baal leen seeni peine amnistie ak grâce di ñaari mbir yu ñu war a moytoo di jaawale. yile mécanisme bu droit pénal wute nañu ci seeni effet. amnistie day effacer lépp c'est comme si da nga nekk koo xamante ne mosoo def infraction mu nekk délit wala mu nekk crime alors que beneen bi toujours su dee da nga la sanctionné sa biir casier judiciaire toujours dañu koy bind su dee da nga rey nit dañuy bind ni da nga rey nit su dee dañ la condamné woon également dañu koy bind. grâce présidentielle mën a tukkee ci dogalu chef de l'État waaye itam dinañ ko teg ci ay critères yu leer. soo nekkee koo xamante ne nekkoon biir prison am comportement bu am solo comportement bu baax yooyu day faciliter yow nga mën a bénéficier grâce présidentielle mais également yow en tant que détenu dans ce cadre daal di bind joxe sa supérieur hiérarchique pour que ñu mën kaa jotali président de la République. ci wàllu amnistie nag nekk na acte législatif ndax mbir la moo xam ni pencum ndaw réew mi ñoo koy wote. ça relève de la volonté politique volonté étatique ñu jël décision daal di voter loi parce que président de la République mën a introduire donc un projet de loi pour ñu dem daal di si biiru hémicycle je veux dire parlement député daal di voter pour désormais ñëpp ñoo xamante ne jot nañu. dugg ci boobu infraction de près ou de loin ñu daal di leen jéggal. amnistie mën a tax ba ñu annuler bépp sanction pénale bu ñu tegoon ci ndoddu détenu bi waaye lii di grâce dina supprimer wala sax mu wàññi diir bi nga xam ni moom la détenu bi waroon tëdd kaso waaye du annuler benn yoon daan yi nga xam ni moom la ñu teg ki tooñ.
Chantal Badji ñu wax ci coow li nga xamante ne wureegut ci diggante ñii di waa StarTimes ak groupe Excaf Télécom ci ab contrat bi dox seen diggante waa Ligue professionnelle bu Sénégal njiit la daje ni ki démb ak waa CNRA ngir leerlu ci wàllu ni mel waa CNRA daanaka lañ ci yëkkati mooy ni faw groupe bu ni mel di waa StarTimes wàccoog lépp loo xam ne dafa aju ci tërënu réew mi jëm ca la muy yëngu te ne ko kii di Sayer Seck moom am weneen gis-gis ci taxawaay ñi di waa groupe Excaf Télécom mu fësal ko ci kanam suñu ndaw di Penda Badji. ginnaaw ab plainte bu groupe Excaf Télécom jébbaloon kii di njiital CNRA moom njiit bile indi na ci ay tontu diggante Excaf Télécom StarTimes ak ñii di waa Ligue sénégalaise de football moom président Babacar Diagne jàpp ni ligue bi mën na continuer partenariat waaye nag StarTimes dafa war a fexe ba nekk en règle ak loi yi ñuy xaarandi ci audiovisuel sénégalais. ci li nga xam ne mooy àllikala ji diñ koy waxee mooy maanaam lii nga xam ne moo nekk ci diggante StarTimes ak Ligue de football. ba Excaf porte plainte nañu dañu bëgg ñu wax ne contrat bi dafa nul wax ñu aussi nañu fexe ba xotti boobu contrat te wax ne chaîne de télévision yu am yëpp bu ñu def publicité bu StarTimes contrat bi am diggante StarTimes ak Ligue de football contrat la maanaam da ay jàmbur lañu ay jàmbur ñaari privé yu toog def seen contrat kooku yoonu seen ra nekku ci. StarTimes ba léegi am na liggéey bu mu war a liggéey moom pour être conforme ni ñu joxe ci nasaraan maanaam mu méngoo la doxalinam ak suñu ay textes en vigueur. mu nekk nag ab décision bu neex lool kii di njiital ligue bile muy dellu si ci intérêt yi ñu mun a am ci seen collaboration ak StarTimes. société bi ak charte yi nga xam ne mooy charte yi nga xam ne léegi moo am ci audiovisuel bi ak autorisation yi nga xam ne war nañu ko mën a am fii ci CNRA. ak fële ci ARTP loolu dinañ ci waxtaan ak ñoom pour ñu matal ko tey moom li ñu mën a jàpp mooy contrat bi nga xam ne mooy contrat bi entre Ligue sénégalaise de football professionnel ak StarTimes li nga xam ne moo ca woon démb wonniwul. ginnaaw ay kàddu yu mu yëkkati woon ci ab interview mu jàpp ni Excaf Télécom ni ñu doxalee jëftinu nit ko soxor la moom njiital ligue bi di dellu si yooyu li kàddu. fukki at a ngi nii ñu ngi def football professionnel et que groupe Excaf mosul dugal dërëm ci développement wu football professionnel donc tey jii bu amee société boo xam ne mi ngi ciy dugal xaalis bu takku pour permettre que suñu football bi mën a jëm kanam que xale yi nga xam ne ñoo ci am xëy seen xëy boobu mën a wéy mën a law ba ñu xëy na ñu yokk ko damay yaakaar ne du war a garu Sénégal mu jóg ne na loo contrat boobu nañ ko xotti. kon nag mun nañ jàpp ni CNRA tranché na ci conflit bi am ci diggante groupe Excaf Télécom Ligue sénégalaise de football ginnaaw ba mu signé ab accord ak waa StarTimes ngir ñu diffuser seeni match tey jii ligue bi mun na nelaw ba yandoor ndax contrat am ba tey mu ngi wéyandi. Penda Badji ñu wax ci wàllu politique kuréel bii di maire am na njiit lu bees di Abdoulaye Diagne ñu tabb ko ginnaaw gi fësal mbébétam ak it yéene bu mu am mooy fexe ba taxaw temm xeex ngir falat njiitum réew mi di le président Macky Sall ci élection présidentielle bi atum 2019 fa ñuy jaar ba yegg ci boobu mbébét fësal nañ ko naka noonu it jafe-jafe yi nga xamante ni ndongo yi ñu orienté ci l'école privée yu kawe yi ñu ngi koy dund jamono ji ñoom it fësal nañ ci ak jàppandal ak dal seen xel ci taxawaay bi nga xam ne nguur gi def na ko wala boog maa nga ca ngir fexe ñu mën a delluwaat ci l'école yi ñu àndi ceeg suñu ndaw di Aïda Mbène Niass. Abdoulaye Diagne moo di ki ñu tabb ngir mu doon coordonnateur bu mouvement élèves étudiants républicains yi moom mi fi doonoon njiital amical bu FASEG dafa taxaw temb ngir rek daal di élire seen candidat Macky Sall ci kaw mu am 90% des primo-votants. maire national département boo dem am na structure maire national tey dans les écoles privées tey je peux dire la fédération des étudiants du privé tey aujourd'hui ñoom itam ñu ngi ci frange maire national donc am nañu ay leviers yoo xam ne am nañ foo xam ne mën nañ cee sukkandiku pour que au moins vulgariser les réalisations du président dans le secteur de l'enseignement supérieur mais aussi mën nañ faa sukkandiku aussi pour reconquérir le maximum de voix pour permettre au président de la République d'avoir un second mandat dès le premier tour le soir du 24 février 2019. coordonnateur bu yees bile bokk na ci ay objectifam mooy fépp fu mu jaar mu daal di fësal effort
ak réalisation njiitu réew mi. Et déjà présent dans les jours à venir dinañ lancer suñu programme d'activité boo xam ne dans l'étendue du territoire national lay doon dinañ def ay tournées installer aussi des unités mobiles de communication pour permettre aux étudiants ak élèves yi di échanger par rapport ak réalisation présent yi après foofu dinañ xam importance su réalisation yi. li jëm ci affaire Fallou Sène étudiants républicains yi ñoom liñ ca xalaat rek mooy ñu bàyyi justice mu def liggéey ba ca wax. am nekk na loo xam ne aussi rafetlu wuñ ko et ñu ngi ñaan aussi lu mel noonu bañ a amati ci université yi mais le reste nag justice bi la justice est libre la justice est autonome de faire son travail maintenant bàyyiñ ko nañ ko bàyyi mu def liggéeyam parce que je pense que aujourd'hui le cas de Bassirou Faye noonu la demee woon justice a été faite. Donc aujourd'hui le cas de Fallou Sène aussi justice sera faite. bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diagne étudiants yi ñu orienté woon ci école privée yi daañu dellu bu yàggul dara ci amphithéâtre yi ndax lu toll ci 7 milliards état bi fas yéene na ko daal di jagleel directeur école yi ngir wàññi boobu le bor ginnaaw lu ni mel itam daañu organiser ay ndaje diggante ministère de l'enseignement supérieur borom école privée yi ak ministère de l'économie des finances et du plan. Aïda Mbène Niass xayma nañu la ñu joteegum ci parrainage yi ñu doon collecté ci gox bi di Dagana maanaam téeméer bu jël jot nañu ci juróom fukki yeeg juróom ñaar yi di responsable APR nekk ca gox ba ca njiit la di Abdoulaye Daouda Diallo mi rafetlu taxawaay bu mel jàpp ni loole war naa mën a dalal xel ci élection yi dëgmal fësalit ne du yàgg dara njiitum xew mi dina ñëw ci gox boobee daal di dalloo pont diggante Rosso ak Sénégal leeral yeeg suñu ndaw di Gambi Diagne. fii tey jii ci commune bu Ross Béthio département bu Dagana nag ñoom ñëpp bokk nañu benn laxasaay daal di jóg nag ni fi mu nekk nii dañuy ànd nekk benn ngir fexe daal ba li nga xamee ni mooy ndam li ci atum 2019 daañu ko jox président Macky Sall. dañuy additionné duñu soustraire moo tax Bécaye Diop plus Mansour Ndiaye plus Fally Seck mon frère mon ami Mansour Ndiaye ak la ma liggéey. jamono ji ñuy wax ak yéen nag ci wàllu parrainage bi daanaka téeméer boo jël fii ci biir département bu Dagana daanaka la ñuy wut toll nañu ci juróom fukk yu teg juróom ñaar kii nag di Abdoulaye Daouda Diallo moom si wàllu boppam ni loolu baax na naam nag waaye war a gën a góorgóorlu. góorgóorlu ngeen bu baax a baax nag am na ay mairie ay commune yi nga xam ne dañu leen naw si loolu waaye ba léegi liggéey bi des na ñun daanaka Podor ñoo ngi bëgg pare te yéen xaw ngeen dépassé xaaj bi tuuti ne foo ngeen tëllugum donc liggéey bi des na gars yi il faut ngeen góorlu si bu baax a baax loolu tax na gars yi Dagana ak Saint-Louis benn la ñun ñëpp ay mbokk lañu fépp fi nga xam ne nit war na ko mun pare ne na dem def ko ni ko Ndeye Wele waxee léegi loolu suñu ko defee rek xelu président de la république dal lépp li nga xam ne war nañu ko mun def ñu taxaw ànd def ko. yàggatul nag ñu war fee mën a dalal fan yii ñu jëm kii di président de la république Macky Sall ngir nag ñu fexe ba yenn ci ay yoon yu nga xamee ni dafa nekk fii ci Ross Béthio ak pom bi nga xamee ni moom mooy pomu Rosso Sénégal ñu war leen mën a door ngir liggéey leen ngir dem beeg dikk bi war a mën a nekk lu mucc ayib. muy yoonu bi nga xam ne dafa jógee Ross Béthio jaar Ronk dem ba génne Diawa wax naa leen ko président de la république joxe na si ndigal xam ngeen ne incha allahu rabbi pom dina am entre Ross Béthio Ross Sénégal ak Ross Mauritanie mais balaa pom bi di commencer président de la république moo ñu jox ndigal maanaam boucle boobu ñu réaliser ko lu taxoon rek affaire bi commencé wuloon moo di nawet bi la woon yàlla dimbali na nawet bi jàll na si fan yu néew incha allah avant président ñëw di fi def visite dinañu tabar yël boobu am nañu tamit kooku mon frère Bécaye moo ko wax ñu d'accord si ñun ñëpp muy fukki kilomètre ak benn piste bi nga xam ne day jaar Wadabe Nawa Yotoro Naw ha Ndatu. kii nag di meeru dëkk bi di Bécaye Diop moom si wàllu boppam
fesal benn xibaar ni ñetti fan ci weer wii ñu jëm di weeru décembre commune am dana ànd ak comité de santé bu Ross Béthio ñu daal di recruter benn médecin bu nga xamee ni dana dolli jàppandal gi ci wàllu faj mi ci biir kër docteur fii ci Ross Béthio. Gambi Diagne ay professeur EPS lañu bëgg a jote ci li ñuy woowee formation diplômante loolee métti leen ci ñàkk a jote jamono ji waral ba ñu doon amal ab yëngu-yëngal ci buntu ministère bi ñu dénk wàllu formation professionnelle bëgg it kilifa yi déggee ko nu ni mel indi ci ak jàppandal lu ko mooy daañu gën a yëngu-yëngal ñu ngi ko xam ne ci kanam suñu ndaw di Mansour Sow ma nga fa woon. ministère bi yor wàllum njàngale mi ñu duppee nag enseignement professionnel apprentissage ak wàllum caada gi ñu soppali ko rek ab mur de lamentation ñi nag di ay jàngale éducation physique et sanitaire ñoom rek ñoo fi ñëw tey ji di naqarlu gi nag mi ngi tënku rek ci ñàkkum formation diplômante bi ñuy xaar nag ay at ba tey. li ñu bëgg mooy que benn maanaam ñi nga xamante ni formé guñ leen ren ñu formé leen ren laa wax waxuma déwén ak après déwén de parce que dañoo aay ci waxum projection ñun nag ay waxu projection wax ñu ko ñun jooni la ñu xam parce que lépp la ñu waroon liggéey ci projection def nañ ko donc li ñu bëgg mooy formation diplômante yi commencé woon ñu yeggale ko ña defoon examen ñu téye leen ñu jëlaat leen ña nga xamante ni itam commencé guñu te ñu nekk seen droit ba ñu nekkee deuxième année ba léegi donc depuis 2015 ñenn ñi ngi xaar ba léegi ñooñu aussi ñu tàmbali seen formation diplômante. ñeenti at rek ñu jàpp ni dafa doy sëkk ñuy xaar boobu ba léegi mënuñu am lu jëm ci wàllum formation diplômante bi lii ay diggé moom doyal nañ ci sëkk loolu tax nag ñu ni tey ji li dowuñu ci sax ba dakkal lépp lu jëm ci wàllum liggéey buy am fii ci ministère bu formation professionnelle bi. ñun ragaluñu dara bañuñu dara te lépp lu xeex bi jar incha allahu taala dañ ko def. moyen de lutte dafa bëri donc mun nga ci wax lu mel ni par exemple tey def nañu point de presse tey def nañu benn sitting mais ëllëg ñun bañuñu ba bloqué ministère bi ne kenn du fi dugg bañuñu ba jàmmarloo ak ñoom lu mu leen jaral nañu jàpp ni ñun jaral nañu ko. formation diplômante complémentaire tey ji nag loolu la ñii di ay professeurs de pays yu nekk nag ci enseignement professionnel soxla formation boobu la sax ñu ngi ko tënk rek ci lu toll ci fukki millions ak ñeent. Mansour Sow ñoom professeur yooyee dañoo yàqamti rek waaye seen dossier jamono ji ñu ngi koy saytu ngir ñu mën a jotee ca la ñuy sàkku di ab formation diplômante loole di ay leeral yu bàyyeeko ci conseil technique numéro 1 ci ministère bi ñu dénk wàllu formation professionnelle Siré Dia lay wuyoo Siré Ba lay wuyoo ñu teewlu ko. bëgg nañu aussi à la fin que ñëpp ñi nga xam ne ñëpp ay vacataires bu dootul amati système bi ba léegi ñun. léegi dañuy arrêté di recruter ay vacataires dañuy bëgg léegi ñi nga xam ne dañ leen di jël si ñuy jàngale dañuy génn directement donc si école yi ñuy former jàngalekat yi et que donc système vacataire bi ñu mën ko arrêté loolu mooy politique actuellement. donc comme ni ma ko waxee donc ñi fi ñëw tey ñoom ñooy ay jàngalekat yi nga xam ne ñoom si affaire EPS moom tàggat yaram moom mooy ñuy jàngale EPS si école yi ñooñu ñëw nañu am nañu dispositif bu leer nañ mais école bi ñuy jàngee. école bi nekk SNEPS la moo nekk Thiès foofu la ñuy jàngee ñun fii ci ministère bi def nañu démarche yëpp du point de vue administratif dossier yëpp defar nañ ko am nañu documents yi su ngeen bëggee mën leen ko wan yooyu yëpp yóbbu nañ ko fi nga xam ne foofu lañ ko war a yóbbu et fi mu nekk nii donc ñu ngi xaar ñu traité ko mais yemuñu foofu dañoo dem aussi ci école bi foofu dem ak discuter suñuy kii yeneen ministères yi pour waaj leen ñoom ñëpp ensemble ñu créer les dispositifs pour que formation yi mën a déroulé wu. c'est vrai que ñoom commencé nañ déjà après parce que formation bi sur plusieurs années da ngay xam vacataire bi bokkul ak ki nga xam ne dafa nekk directement si biir école bi. vacataire dañ leen di woo su vacances ñëwee su vacances jotee ñu jëlee leen seen école yi ñu nekk ñu jël leen si ay vacances di dem jàngi donc formation bi dina def ay. ñaar di dem ñetti année léegi ñoom loolu commencé na bu yàgg ba pare commencé nañu mais ce problème administratif bu tuuti boobu moo fi nekk te ñu ngi koy réglé ak ñi nga xam ne moom la ñu ko war a réglé. ndongo yi nekk ca université wala boog ca faculté lettres modernes ak sciences humaines mu mel ni jafe-jafe dëggantaan
la ñu am jamono ji ngir mën a bindu mooy inscription yi waral ba seen càkkuteef mooy fexe ba système bi ñu indi ci ak jàppandal sàkkut ñu fexe ba gën a pousse date bile jëm ci nañu naroon clôturer li nga xam moo aju ci inscription yi ngir ñu mën leen may ñu mën a wéyal loolee di seen ko càkkuteef ñu fësal ko si seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi leeral yekk Adama bi tey. ndongo yi di soog a am bac ñu orienté leen ca faculté des lettres et des sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñaawlu li nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel fi mu toll nii ndongo yi di wax ni jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ngir inscrire metti na lool li ni mel nag dara waralu ko lu dul problème technique bu ñu sukkandiku ci ki yor seen kàddu. papier boobu noonu di imprimer carte étudiants yi moom la comment dirais-je au niveau du rectorat moom la ñu arrivé gul pour mettre ko à la disposition de l'administration donc ñuy leeral tamit que ne administration bi du ci ñoom du ci administration donc ça dépasse même l'administration ñu ciy leeral encore une fois di demander encore une fois la patience des nouveaux bacheliers et surtout leur compréhension. beneen jafe-jafe yi les nouveaux bacheliers mënuñoo fexe ba inscrire li ni mel nag li ko sabablu mooy problème mu opérateur économique yi nga xamante ni fa la ñuy jaar ngir mën a amal yi la inscription. parce que étudiant bi nga xam ne am na bagam ñu orienté ko donc suweem bu njëkk mooy def inscription léegi nag bu demee ba deful inscription bi nag ay facteurs moom mooy tax facteurs yooyu nag mën na bëri biñ ci mën a wax tamit benn bi ci mën a bëri mooy ay erreurs techniques yoo xam ne noté nañ ko ci période bi nga xam ne moom lañ leen joxoon pour ñu def inscription pédagogique am na ñoo xam ne def nañ ci war yi wala poste yi wala Orange Money 48 heures ou bien même 96 heures te mënuñu inscrire. ca noonee nag ñoom ñu déposer ay demande de dérogation waaye li ni mel amul tontu ba léegi. mu déposer demande de dérogation bi et nous avons on a eu à nous signaler que demande yi bëri na trop bëri na foofu noonu trop dépassé na 1000 léegi nag moo tax ñu bëggoon ñaan tamit demande de dérogation yi nga xam ne ministre moom moo wax nit ñi ñu déposé ko étudiants yi déposé nañ ko mu apporter ci une réponse. yi leen ndongo nag di wax ni duñu forcé waaye dañuy ñaan ki nga xamante ni mooy seen jawriñ di Mary Teuw Niane mu jéem a saafaraal seen situation ngir ñu mën a am beneen chance inscrire. Adama bi tey ñu dellusiwaat ci bëccëg bi ñu jagleel wàllu diabète ni ki démb lañ ko doon màggal thème bi jot na waxtaane mooy diabète ak njaboot gi association baleen di jàppal tànk te di leen xeexal jàpp ni jot na ci réew mi ñu amee boobee feebar njaboot gi gën leen taxawu ci wàllu prise en charge bi naka noonu it dalal seen xel waaye te fexe ba sensibilisation bi ñu gën ko wéyal ngir nit ñi mën a gindeeku ci boobee feebar mën caa mucc. Ajara Njaay leen ci àndal. njaboot gi lu am solo la ci fajum diabète gi li loolee sax tax ñu tànn thème bile ci at mi bés bi ñu jagleel feebarum diabète ci àdduna wërngal këpp ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllum wergu yaram nag jàpp ni lu am solo la ngir gën a ñoñal jegeñaale yi ci pajum feebar bi li nit ki bu amee diabète xëy na ci famille am na ñeneen ñi nga xam ne mu roon nañ mun a am feebar bi ci aar ko ci xam nañ ne diabète lu ci bëri wàll bu ci bëri mu ngi nekk ci ni ñuy dundee lekk bi ñuy lekk bu sellulee wala boog du ñuy tàggat suñu yaram yu bëri donc famille bi dafa am foofu importance bu rëy rëy ndax mun na jàppale nit ki te mun na jàppale ñeneen ñi nga xam ne amaguñ diabète ci aar feebar bi. bu ñu sukkandikoo ci kàddu professeur Seydou Nourou Diop taxawaayu wajur yi dafa am solo lool ci ndaw ñi nga xam ni dañoo am bieli feebar. tey jii xale boo xam ni diabète tàmbali ci moom bala jëye di am ñu indi ko hôpital ñu seet ko xam ngeen ni bu jëkkoon xale yi cëpp buñ masaan am diabète xamu leen ko xëy na mais mën naa leen ko wax ci coma diabétique la ñaan di indi hôpital mais bi ñu tàmbali 1980 fii bi may def sama thèse man ci jamono boobu amatuñu liñ naan coma diabétique bu ñuy hospitaliser fii lu ko waral mooy ni xale yi dañ leen di teel a indi bu ñu leen teel a indi nag ñu jàngal leen seen diabète jàngal ko parents yi. jëwriñ ju ñu dénk wàllum wér gi yaram nag fas yéene taxawal ay stratégie yoo xamante ni dina wàññi nekk ni feebar bi li. ci li muy gën a avancé feebar prévalence bi day gën a yokku soo jëlee ñi nga xam ne am nañ diggante ñeent fukki at ak juróom jàpp juróom fukki at ak juróom-ñeent seen prévalence mi ngi si 7,9%. soo jëlee ñi nga xam ne am nañ diggante juróom-benn fukki at ak juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent seen prévalence mi ngi 11%. donc ñi ngi ñaax ci journée mondiale bi ñu yeeti askan bi ci région yëpp 14 régions Sénégal pour que nit ñi ñu am facteur de risque yi ñu def dépistage su ñu defee dépistage ñu lawal ko comme ça ñu mën leen teel faj du ñu am ay complications ya nga xam ne faj bi dafay cher bu baax a baax.
comme niñ koy defee fukki fan ak ñeent ci weeru novembre Assad nag daal di boole ñi nga xam ne seen xel dafa màcc loolu ci wàllum diabète ngir rek daloo ak ñi nga xam ne ñoo am feebar bi li association bi nag fas yéene inauguré ci bés boobee maison éducation sensibilisation diabète foofee ca Rufisque. Ajara Ndiaye gox bi ñu ngi ko dippee Kuli am taarix lool ñu ci ëpp ci askan bu dëkkee ca Tiwaawan xam ko te mu jege lool koñ jàkka muy nag gox boo xamante ni bu ñu ko tuddee ña fa dëkkee seen xel dafay dem ci ki sanc gox ba naka noonu di Seydi Haj Malick Sy radiyallahu taala anhu gox boobee nag ña fa dëkkee ne ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe jëm ci wàllu assainissement dalam leen di jural ci ñàkk ko jëmal bokk na ci ñàkk wér-gu-yaram ci gox ba ci ay ndox yoo xamante ni daanaka dafay taa waral ba ñu fa dëkkee di sàkku ak ndimbal te it yaakaar ci kenn ku may kilifa yi fa dëkkee fësal ko ci kanam suñuy ndaw Codé Ndiaye lañ ci àndal ci gox boobee di Kuli ci ay leeral. mu bokk ci quartier yi nekk fii ci Tivaouane Kuli sorewul dara ak quartier bi ñuy duppee koñ jàkka muy quartier bi nga xamante ne ni daanaka jàkka yi nekk ci Tivaouane fii lañu samp loole di mandargaal histoire bi nga xamante ne ni dox na ci diggante quartier bile ak El Hadji Malick Sy kookee sax bokk bu baax ci li nga xamante ne ni moom moo samp diine ci gox bile. quartier bi ñu nekk mooy quartier Kuli ndax bokk na ci quartier yi nga xamante ni si ci Tivaouane booy tudd Tivaouane quartier bi ci lay maanaam ci quartier yu jiitu ci lay bokk parce que Kuli ak quartier bu ñuy wax koñ jàkka ak quartier bu ñuy wax Jaalo ak quartier bu ñuy wax Fooñi ak Ndut quartier yooyu ñooy cosaanu Tivaouane bu fekkee ni quartier Kuli nag mooy quartier bi nga xamante ni si moom mooy xolu Tivaouane moom ak koñ jàkka parce que ñoo séq nitu yàlla yi nga xamante ni si ñoo nekk fii ci Tivaouane ku mel ni Seex Seydil Xaaji Malick boo doon laajte fi mu tudd naan la koñ jàkka mais koñ jàkka ak Kuli benn tali moo leen séparé boo doon laaj Serigne Babacar Sy dañu naan la Kuli wala ñu ne la koñ jàkka parce que benn tali moo leen séparé bu dee Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine la même chose ñoom ñëpp ñu ngi ci Kuli diggante Kuli ak koñ jàkka. waaye nag doonul ne fii ci quartier bile lépp mi ngi dox ndax nag ci wàllu assainissement des na loo xamante ni autorité war nañ ko cee amal ñi fi dëkk di xam ne ni saa su tawee ndox mi dafay taa waral nag ñuy am ay jafe-jafe ci wàllu feebar yi ñii dëkkee ci quartier bi di Kuli di nag woote ab wàllu ci autorité yi ngir nag ñu andi saafara ci biir jafe-jafe. lenn dong mooy sunu jafe-jafe nag ci wàllu nawet bi ak dëkkuwaay yi mooy foofu nga xamante ni si mooy boulevard bi bu tawee wala mu wis sax day taa nit ñi dañuy sonn duñu am fu ñu jaar nekk ci ay jafe-jafe sapeur pompier day mujj dina fi fanaan saa dafay yendu yor seen machine yi di manque ndox mi mais du tere dañuy manque tey bu subaa nga gis mu indiwaat ay jafe-jafe wala ñu manque tey bu subaa mu tawaat ñu dellu si waat loolu moom bokk na ci li nga xamante ni si mooy sunu jafe-jafe ci wàllu dëkkuwaay. amuñu problème mu ndox amuñu problème mu courant amuñu problème bi ñu am mooy problème mu canalisation waaw ñu ngi koy interpeller ministre yi nag ñëw nañ fi def fi lancement fii ni dinañ canalisation bi dina démarrer bon xëy na ba léegi nag bon nit ñi ñu ngi toog di déglu waaw parce que état moom noonu lay doxee. waaw ñu ngi toog di déglu mais ñu ngi ñaan yàlla daal lii muy rêve boo xam ne dañ koy fàttali dañ koy passé di ko fàttali ko naan ndox ma amoon ci kayam yàlla dañoo bëgg incha allah ci kayam yàlla defal ko loo xamante ni tey fii ci ku ngi jaan bu ñu fitee dañ ñun canalisation bi kat ci kayu président Macky Sall lañ ko. lu yees fukki fan moo des ñu amal gàmmu gi Kuli nag ñi dëkkee ci quartier bile ne ñoom noppi nañu ngir nag daal di tatagal gan ñi nga xamante ne ni ñu ngi jóge fu ne ci àdduna bi ngir nag def li nga xamante ne ni moom la leen sëriñ bi sant te moom mooy fexe ba gan ñi nekk ci ay anam yu mucc ayib. tàmm nañu ko ndax mag ñi yar nañ ñu ci loolu ba gan gu ñëw rek ak anam boo ñëwee day mel ni yonent bi mooy indi la nga soxla waaw loolu laaj rek da nga ko fi fekk waaye nag la ñu gën a yittewoo ci mooy sunu rox lu koy dundal. ay askar yu ñuy def di def ay dog ci yonent bi di ko yéene di jàng ay xasida di jàng ay dog di def ay kaamil di ko yéene yonent bi waaw parce que bokk na ci nag ñi nga
xam ne si ñi leen fi indi dëgg du lekk du naan déedéet li leen fi indi dëgg mooy ñoom ci boppam yeesalaat seen ruux. waaw ñu ngi xaar gan yi comme ni ñu leen doon xaaree boo gisee actuellement niñ ci ñu ngi préparatifs yi ñu ngi kër yi ñu ngi luxaat yi ñu ngi bale ñu ngi peinture waaw fexe daal parce que lii du gàmmoo sëriñ bi parce que maam Seydi Hadji Malick xam naa ni xale laa mais amul bisu boppam bu mu fàggu bi mu demee ba mission jeex bi mu toogee bi leen la fi bàyyi mooy guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kooku amuñu payam sama benn waaye day wax ni lii mënu defal fii ci Tiwaawan bu ko doon Tambacounda la ko woote ñun dañuy takk suñuy bagage dem kon li mu def ñun la ko defal gan yi suñuy gan lanu gan yi maam Seydina Muhammad lanu ñu ngi ñaan yàlla ci barke maam Seydina Muhammad yàlla yombal. gàmmu Tivaouane nekk na xew-xew boo xamante ne nii bu am solo la ci ñi dëkkee ci Tivaouane rawatina fii ci quartier bu Kuli ñi fi dëkkee na ñoom noppi nañ ngir def seen kéem kàttan ngir nag xew-xew bi le mën a am ci ay anam yu mucc ayib. gox bi di Kuli jëm ci wàccaayu gàmm gi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ci xew mi daanaka dara du leen ci rëcc ci seen télévision DTV daañu leen jukkil xew-xew yi fa nar a am moo xam ci ay plateau documentaire naka noonu it ay reportage ànd ceeg suñu ndaw yu ñu fa teewal daanaka ay bis a ngi nii jëm ci di leen tegtal li nga xamante ni mooy burdu bi ci diirub fukki fan yi nga xamante ni daañu ko amal laata ñoo yegg ci gàmm gi nga xamante ni ñu leen koy fàttali ni ki altine bi ñu dëkkmal lay doon jëm ci màggal guddeeg yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nekkoon ponk mujj ci xibaar yi ci digg bëccëg bi ñoo ñu jaajëfal mbokk ci teewlu bi jaajëfal ci technicien liñ ci àndaloon xibaar na di si ngoon juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen ñaanal ngoonu ko jàmm bu ànd ak tawféex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam